Good evening, viewers. You are watching Newsite TV Weekly News from Farafenya with me, Ibrahim Esnia. Thank you for joining us. Mr. Yankuba Jabi, a proud son of Farafenya, now based in the UK, has opened the doors to Jabi Maidu Drugstore. The pharmacy is located along the Area Council Highway opposite EcoBank in Farafenya. The new facility aims to provide the community with access to quality and affordable medication and creating employment opportunity to people of Farafenya, marking a significant milestone in local healthcare. In attendance were the Imam and Alcala of Farafenya, Chief of Affordable District, family friends, community leaders and members from Farafenya. Yankuba Jabi, the proprietor of Jabi Mighty Drugstore, explained what inspired him to invest in the health sector back home, to give back to his community. Giving them access to quality and affordable medication is a basic need, and is happy to provide that. So the whole idea is to give back and help the people of Farafenya so that they can also have an access to quality medication. So that's the whole idea. The aim is to provide a service, that is affordable to the people, that is accessible to them, and is of good standard. And that's what we intend to do, and that's what we'll be doing, inshallah. And in the future, inshallah, the plan is to have an ultrasound scan in there so that people can be having scannings. Even the hospital sometimes they can refer in patients to have scannings and stuff. Yes, and then we're also planning to have a medical officer on board, even on part-time basis, so that they can see patients, assess them, make their impressions, and then give them the treatment that they require. Yankuba Jabi encourages diaspora Gambians to follow his lead and invest in their homeland. There is a huge need for quality access and job opportunities back home. Let's invest in the Gambia, create employment, and make difference in our communities, he advises. I would appeal to all diasporians, especially the Chakubantans. I know there's lots of people in Chakubanta, they do lots of amazing things, in different sectors. We cannot all do the same thing. It's because I work in the healthcare. That's the only area, or that might be the area that I could benefit people. But there are other people from Farafenya, they've invested in other areas that they are also venturing in. So I would tell them not to be scared to invest in Farafenya or in Gambia in general, because whatever we do, the income that is generated, it's going to stay in the Gambia here, and also it's employment opportunities for people. Alhaji Mustafa Diba, the Chief of Affordable District, extends his gratitude to Yankuba Jabi for his investment in Farafenya's health sector. The Chief's appreciation highlights the impact of Yankuba's contribution. Nyininkaro manyanna kala nyinti wati o wati ntela banko e mune kenye, ntela banko e mune kenye. Sometimes anyanta kala di reverse leti. Ntenga mune kenna banko e. Nko Yankuba be molu konole meya lonko a contributor ala banko la yiriwato. A contributor fanna menna wale mujata kende ala fannati. Of course, momoranding ning ibe contribute lela banko la yiriwato ala nyato tato ite kam mamman fanna men na isi contribute no waleto effectively. Alright, Yankuba by profession amu medical practitionality. Woto na mammanta ala banko la yiriwato ala banko la nyato tato jata kende ala fannala. Woto definitely mammanta the right place leto because ate wole long ay wole karang aka wole dokundi. Woto kontanta bake bi biringa yin pharmacie yela yin sate o kono anata ke bunda me ya lon ko ate wole karang ay wole no aka mamman o bundale. Alhaji Seni Diba, PRO Farafenya General Hospital, is thrilled about the opening of Jabi Mighty Drugstore. He says patients will now have easier access to essential medications, making treatment more manageable. Jabi Mighty Drugstore will solely enhance healthcare delivery in Farafenya. Hakilolu latala kotang limaniya warta kotang ko tonya ning atara ko nyenta jaralo kala e ka fo menno ko quality wala mu jaral nyimba jaral kendo ndo sutuno la damen do slang fangolu duma fala nata na tinyena na satoto e ka fo menno ko fongo ferende ya samana fo fongo singo koto
woto jaralo fele men naata fontul fawol singokot woto do kotengol si yakal tolla ani yanku bañol kaje ko fenjama me yalon ko be farfen sato kono jang woto alin pennati sato to ganna sato yirwandi jannimbe bulo codi la mol la kafa ko kar mannyinke Mamadou Satudiba, representing the Chakobantang diaspora, emphasizes the significance of investing in the Gambia's health sector. Investing back home, especially in the healthcare, is crucial for our community's well-being. It's about giving back and ensuring our people get quality services, he says. His words echo the sentiments of many in the diaspora. Once more, congratulations to Yankuba in the spirit of partnership, in the spirit of association in Chakubantang Diaspora Network. We all strive to help Farafenni's development, and this is one example. When you help from a community, a human being goes through many stages in life. Because of that foundation, that early childhood foundation, you are able to succeed to a large extent. Then it is only fair and only fitting. You have resources that you can plow back. Reinvesting in your community is about two things. One is to pay back, because the people who gave it to you, it may expect you pay to them directly. But some of them were able to do that. They were youngsters at the time. You were an infant. Today, those people are at older age. All right? It is time for you to return to them and return the gesture, the kind support you meant to. Is there any better way Kafamoli Lasati will develop by doing it yourself? All right? Nitafon yake in a better way, then action speaks louder than words. Ibajela molbe walatala as leadership by example. Ebe normal walla. So I want to use this opportunity to appeal to all Farafenni, citizens living outside Farafenni. You can develop partnerships. You can come yourself and invest. And the good thing about investing back home, they generate employment. Number two, services. Lami Jazi, a friend of Yankuba Jabi, says Yankuba's passion for giving back to his community is inspiring. We are here to open a drugstore in his own hometown in Parafenye. So I would say, this is worth emulating. I think everybody should emulate this, because he could have operated it in United Kingdom, or he could have even choose to operate both the Jami Maidu Clinic and the pharmacy also in the Combos. But he thought of bringing it back home where it all started for him. I think that is a signal, that is something to tell. All of us should learn something from that. The environment is conducive. The political, social, and cultural environment is conducive for investment. The people of Farafenye are going to benefit from this facility, and this is just the starting point. So that is encouraging. Maybe even me, if I think of a business proposal, I can learn from Yankuba and say, instead of opening it in Burfoot, I want to do it in Pakalindi, or I want to take it to Jasop, or Jara Soma, which is within Jara, So this is I think that is very important. Birimbe bola janga na bagol sikan kon kata tubabu dule. Ngata mun laje. Ngata nyinindiro laje. Ninga nyinindiro so do nyaadi lam. We want to bring it back here. So that is the point of Igbo Ole Foka. What do we bring back to our people? We need to bring back here. Hande mumela man sayna. Bari nyanta kukela me alon kabe mol na fala. So this is the most important thing as far as this matter is concerned. As Ramadan approaches, our team visited the Farafenni market to gauge the availability of essential commodities and gather insight from vendors and shoppers alike, shedding light on the challenges they face. Ahmed Babu, manager of Halabite Supermarket, says they are well stocked with essentials like sugar, rice, and cooking oil, priced reasonably compared to last year. People are buying, alhamdulillah, something Allah. Challenges in life because so they was solve this challenge, another challenge will arise. So I ran something Allah because this competition you don't mean sukurak you need to use new available right now compared to last year. And I lumeni onion lulmo hala
jafe si dëkk bi te loolu xam naa importation bi moo am issue tuuti because xam naa restriction bi si gars yi dafa yu mel noonu daal xam naa daal boobu moo xaw a tag waaye su passé loolu moom everything else is fine daal waaw there's not much difficulties daal customer yi moom they are king here ñoom lañ fi nekkal waaw ñoom moom luñ bëgg rek ñu si loolu la ñu jéem a dox lii because of the forces of demand and supply ak yu mel noonu ñoo dee change the prices because am na goods yu nga xam ne moom benn supply is because soo xoolee weeru koor is not only Gambia aduna bi yëpp ay or understand te ñun Gambia we are just importing tey soo demee ni ganaar aduna bi ñëpp ko soxla sob region beeg biyong even understand nga nit ñaa ngi ko soxla di import and bigger countries understand nga ñun tamit demande bi supply bi la daal waaye we don't expect that much changes because weeru koor tamit waajaay bi rek first 2 days ak before weeru koor la léegi gën a soppi ne waaye si biir weeru koor da ngay gis ne sales dañuy wax dorobaat. He calls on fellow businessmen to reduce prices during Ramadan, saying it is a month of blessings and compassion. Let's show kindness to our customers. dëgg la business lañu nekk dañoo business waaye xam nga loolu liggéey lu nekk war nga si mën a ut yàlla understand nga it's a month of blessing month of seeking reward te nit suñ jaay ak jënd sax dañ si mën a am tiyaabo soo ko tegee si yoon waaw ñu yërëmante rek xam ne lii moom business la understand nga te it's a continue because nit nekkul ne da ngay business pour tey rek da ngay business for your sa carrière la da nga koy def for life understand nga ñu jàppalante xam ne tamit busy période bi yëpp defante naa ko ubbi xool yi rek dal si all. Mamadou Salif Diallo, a household item trader, says the business is going well, but the change of prices is due to the high cost of purchasing goods. waaw alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam affaire yi mu ngi dem normal ñu ngi sant yàlla bu baax parce que système bi nu mu ñëwee rek noonu ngay mun a ànd ak moom dem ak moom xam nga waaw comme man bagage yi ay boole ak yu mel noonu laa nekk di jaay right now mu ngi dox ndànka ñu ngi si gis suñ bopp moom xanaa kay dañ dee wax ne rek système bi moo change bagage yëpp a cher so actually du suñ ñun tamit ñun businessman ñun ñu ndaw ñi xëj na si kaw la tamit xam nga waaye so actually si kaw su yombee rek ñun tamit ñun ñu si suuf dinañ mun a lifin bu baax a baax waaye fu mu nekk nii foraatu la rek xam nga comme nuñ ko waxee rek waaye alhamdulilah sant yàlla bu baax mais parce que nit ñi soxla lañ bagage yi bu baax a baax waaye xaalis mu amul I don't know xaalis mu amul wala xaalis bi dafa laaxu wala génnut waaye xaalis nit ñi amuñ xaalis de te nit ñi soxla nañ bagage te da ngay gis ne nit ñi ñoo gën a bëri tamit bagage yi nuñ dee amee dafa cher yaa ngi gis te ñëpp duñ ko mun a afford so da ngay gis ne léegoo-léeg dañ dee ñëw waxaale ñu léegoo-léeg dañ dee ñëw génnee bagage xam nga expect ne danga ko dafa jënda mu wax ak yow ba sona at the end mu ne la waa baal ma dem ba after ma prepare ma ñëwaat because due to condition poosam bi moo feesut yooyu yëpp daf dee am. But nonetheless, he advised his fellow businessmen to sympathize customers and reduce their prices to be affordable during the holy month of Ramadan and Lent. nu ma leen advice suma mbokki jaaykat yi mooy ñu boole si yërmande ak yàlla rek ñu xam ne yàlla indil nañu weeri koor tamit weeri koor dafa nekk loo xam ne ni lépp loo si munti def lu baax rek yàlla fay la koy so si biir njaay bi tamit xam nga si biir njaay bi tamit foofu ngay amee yàlla tamit xam nga parce que su fekkoon ne yaa ngi doon mun a jaay $10 soo si mun a jaayee $9 tamit dafay baax waaw da nga si am lu bëri waaw ñu ñaan yàlla daal comme ñun jaaykat yi daal ñun tam ñu jéem a fexe daal nu ñuy mun a wàññi affaire yi mu gën a yomba daal waaw loolu tamit suñ bébét la parce que nit ñi ñoom ñooy tax ñu toog fii nii. Hadi Sane, a vegetable seller, is really feeling the pinch with the high prices of basic commodities. waaye njaayam weeru koor bii fuñ toll nii luy suñ jooytoo mooy bagage bu seer bagage bi dafa seer te bagage bi fuñ koy jëlee mu dugg fii nekkut fii la Sénégal la ñuy jëlee bagage Gambie moo njëkk a seer balaa bagage yi Sénégal parce que ñeneen ñu ngi jooy ne bagage amut fii Gambie da ngay dem jëli bagage nga ñëw fii nga doog a jaayaat moo tax muy seer parce que soo jëndee Sénégal boo ñëwee fii lu nga ko mun a jaayee di nga ko mun a jaayee lu correct waaye fu ñu toll nii mënuñoo xam lu ñuy jaayee da ngay jaay ba pare doo am sa profit te ñun dañu bëgg a wut pour suñ njaboot bi moo tax ñu koy jaay ñu toog ci si marché bi njaay rek waaye da ngay jaay depuis suba boo xëyee suba ba ngoon doo am dara bagage yëpp a seer xamuñu ni ñu koy jaayee fii duulin mu ngi seer soble mu ngi seer maalo mu ngi seer yaa ngi gis yëpp a seer fu mu toll nii ñun xamatuñ sax fu ñu nekk.
She is calling on the Gambia government to step in and enforce price control measures, making it easier for traders like her to afford stock and pass on the savings to customers. man daal lu ma bëgg a ñaan nguur gi mooy ne nañ baalal rek ñu wàññi suñu bagage yi suñu wàññee bagage yi seeraay bi ñu mun a dem loolu de maa ngi koy ñaan nguur gi suñu munoon a wàññi bagage yi seer na de wax dëgg yàlla fuñ toll nii ku waxut seerul rek nax na amuñu dara. Musa Sise and Suleiman Job notes the basic commodities price have increased significantly compared to last year. So last year, I get sako malo 2,300. But this year, I get sako malo 1,600. So I get for 1 year for Agafa. Why so whole time this year, lots of legana share. Sukur, dafa gëna ñëw tamit share ci wéru koor gi pompiteer bi tamit di same thing la. So ñu ngi ñaan ñi nga xamantene tamit ñoy jaay comme bu wéru koor bi ñëw ñu profito. So nañ dawal yermandé bu baaxa baax ci askan bi. Yo xamné lu ñoo def ni dañ koy def ngir askan bi ta yaakar na né wéru koor dafa nek wér bu nga xamantene wéru dimbalante la wéru njëggal la wér bu nga xamantene yërëmante la kon ñi nga xamantene ñoo amé walu jënd mi ak njaay mi nañ dawal yermandé bu baaxa baax ci askan bi te xamantene askan ne jamono bi ñu toll ni jafe-jafe amna rawatina jafe-jafe bi nga xamantene jafe-jafe dundu kon nañ gëna oyofal dund gi gën ko yombal comme nu saako maalo wañé ko nañ tra ñu wañé ko diwlin bi wañé ko soble bi wañé ko pompiteer bi suñ ko défé rek dina gis né néew doolé seen dund dina gëna mëna yomb wañu bagage bi dal mu ngi wara starté ci government fofu la wara starté mu wacc ba ci suuf bu ko da nga gëna government bi fi wacce bagage bi comme nu la ko waxé rek ku néew doolé dana mëna jott bagage ndax réew mi ñun ñëpp ci leen dëkk bu ko dé yërmandé mo mëna am ba ñu mëna dem waaye su soxorante amee rek da ngaa gën ñu nga xam ne dañ néew doole dañu am problème te loolu am na neneen nuñ ko mën a doxalee daal ba ñëpp mën a dund bu neex daal. Vendors at the Farafenni Lumo are struggling with the fluctuating exchange rate between the CFA franc and Gambia dalasi, which is affecting their business. The dalasi's weakness against the CFA franc is making it challenging for them to price their goods competitively, which is affecting their profit margin. Adama Faye and Mariam explain some of the difficulties they face before acquiring goods from Senegal due to the unstable CFA and dalasi exchange rates. te tey jii nii CFA bi fi mu toll nii metti na torop te amuñ fu ñu ko mën a joytu comme genre yu mel nii rek la ñuy mën a gis profité tuuti occasion sànni ci suñu quelques kàddu metti na torop autorités yi war nañu taxaw war nañu ci jàppale. c'est jafe-jafe biñ ci am mooy benn gis ko yombul ñaar yemul benn place tey da ngay ñëw wecceeku ñu ne la 60-50 léegi suba nga ñëw wecceeku ñu ne la 60-70 amul tolluwaay yemuwaay amu fa. li gën a metti gën ci metti mooy sax ñetti fan yu nekk nga war a jéggi boode bi dem Sénégal jëndi bagage war a wecceekuwaat dalasi bi nga war ko defaat CFA loolu moom metti waay bi moom kenn mënul wax fu mu toll dañu xamul ñun lii autorités yi dañ ko gisul wala nu mu demee noonu mais metti na torop. dañuy wecci CFA dem jënd bagage ñëw jaay dalasi suñ paree war a weccaat CFA yóbbu te tey li ngay jëndee CFA soo ko bëggee jaayee dalasi bi koo jaay mu ne dafa seer ndax yow benn 5000 tey ñu ngi la koy weccee ay 600 luuma bi fii 660 dalasi sax am na te loolu soo jaayee wecci ko yow doo mun a am ci sa njaay bi dara njaay bi liñ seer yëpp CFA dalasi bi moo ko waral su demee nag ba nga xam ne time bi waa bati bu yi di ñoral la boobu da ngaa jëndee angale jaay angale waaye tey ñun supame bii nii CFA la jar carotte bi CFA la kaane salade bi CFA la oignon bi CFA la yëpp CFA lañ ko dee jëndee ne ñun suñ jaayee angale nii ba pare fekk balaa beneen Friday dañoo dajale ñu weccee mun a jëndaat bagage loolu mooy suñ problème CFA dalasi bi moom ñun moom gisuñ ci suñ bopp moom. Alaji Mbaye from Nyamina and Aminata Touré echoed similar sentiments. tey maa ngi Farafenni suma bagage jeew maa ngi plan nu ma demee Sénégal su ma demee foofu su ma jaayee su ma ñëwee fii war a weccaat dalasi gars yi dañ may daan dalasi bi moom soo ko soxlaa gars yi ñu ne la CFA bi dafa daal boo soxlaa CFA gars yi ñu ne dalasi bi dafa daal. ñu am fayda suñu réew mi ñu téye suñu xaalis nit ku nekk li nga moom yaa ko tutala sa bopp keneen ñëw tutala la ndax ñu dañoo amee suñu dalasi bu mel ni daf ñoo lakk kenn ku nekk lu ko neex la ko jëlee ku nekk loo soo xasee téye dalasi bi fan mel ni daf lay lakk lu la neex lañ ko dee jëlee léegi léegi moo mën a am nañ jël ñu nekk si biir ñu dugg si biir
di xool benn par benn naka lañ dee jëlee dalasi ñun dañu liggéey ba dee mënuñoo am lu ñu yóbbu suñu kër yi suñu paree suñu wecce ko dañoo taxaw dalasi duñu topp dem suñu biir kër yi te ñun su duggee biir Sénégal ñoom dañu respecté seen xaalis bi pour lan loolu ñun duñ def loolu suñu réew mi. To mitigate this, they urge the Gambia government to support local production, to reduce dependence on imports, take measures to stabilize the exchange rate and prevent CFA from dominating the dalasi. ñun ñu dëkk Farafenni la ñun ñu dëkk Gambia CFA dalasi bi te ñun boodo bi mënuñoo dem bàyyi leen ñoom it mënuñoo dem bàyyi ñu suñ mënee emale xaalis bi ñun moom loolu dinañu féebu ndax ñun ñoo bokk di liggéey loolu moo tax ñun daal CFA dalasi bi gisuñ suñ bopp te yaakaar naa ne ñun suñ waa nguur ñooñu mun a jàppale si liggéey bi ndax ñun jigéen lañ te li ñoo ut dañoo ut ngir luñ jàppalee suñ njaboot gi rek ci loolu lañ nekk. waaw mooy autorité li may ñaan rek mooy mu defe naa ne képp ku yëngu ci CFA ak dalasi loolu ngay ñaan ñu jug takku xool li nga xamante ni tey jii mooy jalgati CFA bi ak dalasi bi ñu organiser ko ndax dañ ne Sénégal ak Gambie benn la benn bopp la doomu Sénégal yi ñu ngi Gambie di liggéey doomu Gambien yi ñu ngi Sénégal di liggéey te ñun ñëpp benn la soo xoolee koom-koom bi jugee fee Gambien bi lujum bi muy am jaay ko Sénégal bi Sénégal bi lujum boobu lay am jaay ko Gambien bi yeneen ak yeneen ceeb diwlin ak yëpp ñu ngi koy partagé kon buñ sañoon rek affaire yi da tax quoi ñu gën a yombal CFA bi dëkkandoo yi ñuy wax CFA bi dugg ci quoi am na ci solo trop. liñ mun a def mooy nañ toog ñu xool cek xool fekkee dañu war a ceeñ suñu xaalis bi ñu ceeñ ko fekkee war ñu koo ceeñ ñu jël si matukaay yu mat sëkk ku si weccu lu passé liñ joxe na yaajam de daan toog fi mu ne ñun nangam nañoo weccee dalasi bi 5000 CFA nangam nga koy weccee si dalasi te loolu kenn du ko rok déedéet doo ko romba benn yoon loolu ngay dem wecc léegi fii lu neex waaye laay wecce ñun businessman yi daal government ñoo ñu mën a dig ndax ñun xam nga ñun li suñ problème mooy tey man su ma amee dalas bëgg a dugg Sénégal sama dem rek lay gis yaa ngi understand du ma am fu may jaar wecci fu dul dem si wecci kat xaalis ñoom kese foofu laa mun a jaar su ma jógee Sénégal tamit war a ñëw fi ma mun a dem fenn wecci fu dul si wecci kati xaalis waaw amuñ fenn fu ñuy jaar fu dul foofu yoon bu ñu mën a jaar nag government moo ñu ko mën a utal ñu mën a xam ne fii lañuy suñu government utal foo xam ne fa lañ mën a jaayee suñu dalasi wala fa leen mën a téye xaalis waaw koneen moo ne xam ne du mën a cross border bi wit fii la mën a am nga mën a jël sa dalasi use ko si biir réew mi waaye witaawu loolu amul CFA du mën a am border du mën a am emukaay. As we enter the holy month of Ramadan and Lent, the Sunnyside TV is wishing all our viewers a peaceful and blessed Ramadan and Lent. May this period bring spiritual growth, forgiveness and joy to all. Thank you for watching.